njiitul OFNAC génn na kon dal ci kaw procureur ne ñoom def nañ li leen war ndax OFNAC jébbal na procureur fukk ak juróom-ñaari dossier te Petro-Tim ak coowul kuddu ca la bokk Babacar Ba bu forum du justiciable ne fi mu toll nii kon procureur ci boppam moo war a sàlloo juge d'instruction ay kàddoom ci biir Midi Culture plateforme aar li ñu bokk ne aljuma bi nu jëm dinañ wàccaat ci mbeddi Ndakaaru yi tax ñeneen wala sax geneen kuréel gu duppee seen bopp aar sunu réew ne ñoom it faw ñu jukk jàppal tànk Aliou Sall tey di ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin atum 2019 àdduna wërngal këpp di ci màggal xeex drogue Sénégal nag kenn demul ñu des ci jëfandikoo gi tax askan wi di yëglu ngir waay jur yi ak ñile di nguur gi sàkk ca pexe li mbokk yekk leneen buñ ci noppee dinañ ci boole yeneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon Thione Ballago Seck mi doon janloog taskatu xibaar yi ni ki démb festival Rosso ndëpp di cosaan yi tam nataalub Charles Foster ak gan gi mooy buural Midi Culture loolu lépp kon buñ ko faram fàccee ba noppi xibaar yi day buur ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ci feggoo Kati Ndiaye ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yeeg internet yu ñuy suivre. mi ngi noonu kon nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi mu di kon waa OFNAC ak njiit la kon di présidente ba moom nag kàddu yi procureur yëkkati woon jamono yi nu weesu mu mel ni neexu ko benn yoon. neexu ko benn yoon ba tax na moom Seynabou Ndiaye Diakhaté nag daal di xamle ne waa OFNAC daal di nañu jox procureur bi lu tollook fukk ak juróom-ñaari dossier yoo xamante ne affaire Petro-Tim ak it kudd ca la bokk kii di Babacar Ba bokk ca forum du justiciable mi ngi daal di xamle ne procureur de la république jamono ji lépp ngi ci ay loxom ngir rek mu mën a indi ay leeral jëm ca mbir yooyu le Babacar Ba mu ngi jokkook Ndeye Mathia. Il faut préciser que ni OFNAC dafa am ay moyens très très limités c'est-à-dire OFNAC du juge OFNAC du procureur OFNAC du juge d'instruction donc moom liggéeyam lenn la mooy mu constater ay mbir jël ko jébbal ko ki nga xam te moom mooy le procureur alors tey procureur moom la yoon jox tey sañ-sañ benn mbir buñ ko ci interpellé bu dee mbir mi daf ci am loo xam ni leeral ci boppu procureur ñu engagé li ñuy wax un juge d'instruction procureur tey li nga xam ne tey moom mooy wareefam mooy mu engagé un juge d'instruction ñu mën a instruire mbir mi mais du OFNAC moom mooy def liggéey bi au complet OFNAC li mu mën a def mooy jël ay indices jël ay pistes regrouper ay indices ne procureur tel mbir wala tel lieu ñun kat biñ ko saytoo lii ak lii lañ fi gis mais procureur moom moo war a approfondir li nga xam tey moom mooy enquête boobu donc je pense que aujourd'hui c'est le devoir du procureur moom moo war a engager benn juge d'instruction lépp loo xam ne tey rapport la moom à son niveau bu fekkente ni dafa am ay manquements mu mën a saisir juge d'instruction bi mu mën ko approfondir ba pare nag bu fekkente ni tey teg nañ ci table am lu toll plus de 19 rapports et jusqu'au moment où je vous parle rapport yooyu liñ ci topp ñun boog bi ñu xam bi gën a siiw mooy le rapport de l'IGE bi nga xam te moom mooy incriminé woon Khalifa Sall mais OFNAC am na ay rapports yoo xam ne teg na ko ci table donc procureur dama jàpp que ni tey war na mën a def de telle sorte que rapport yooyu nga xam ne Seynabou Ndiaye Diakhaté teg na ko ci table am ñu mën leen instruire bu dee def ci am loo xam ne leerul ci boppam mu engagé un juge d'instruction ñu mën ko approfondir pour que rapport yooyu mën a am benn suite. mu nekkoon kàddu yi Babacar Ba bu forum du justiciable ci coowul pétrole ak gaz bi la ñuy des ba tey ak plateforme aar li ñu bokk ne aljuma bi nu jëm dinañ wàccaat ci mbeddi Ndakaaru yi. ba tax na sax ab plateforme bu bees daal di juddu ngir rek daal di jàppale maire bu Guédiawaye di Aliou Sall ñu dippee ko aar sunu réew ndax ñoom ñi la rek daal di nañu jàpp ni waa aar li nu bokk nag ki ñu mere moom moo di njiital réew mi Macky Sall waaye nekkul ki nga xamante ni moom moo di Aliou Sall nañu teewlu seen porte parole di Khalifa Gueye. suñu réew plateforme la boo xam ne ay ndaw ñoo jóg taxaw parce que lii ñu gis kat xamuñu lu mu doon kabal bii ñu teg jëmale ko ci Aliou Sall bi ñu xoolee ba xool xam nañ ñu Aliou Sall taxaw leen a jóg li leen tax a jóg mooy le président Macky Sall li leen tax a jóg tu lenn lu dul jaxase réew mi taal réew mi ba nga xam ne réew mi kenn dootu ko mën a jaaroo parce que réew mi kat dafa taxaw ci yoon pour émerger nit ñu taxaw ne du fi amee te dañoo yaakaar ne campagne jeex na ci élection présidentielle fa la campagne yam ña nga xam ne askan wi wóolu na leen mooy Macky Sall ñi nga xam ne askan wi wóolu leen nañ ñu may ba 2024 suñu amee lu ñu wax ñu ñëw wax ko looloo tax ñu ngi woo bépp sénégalais képp koo xam ne réew mi moo la ñor na nga ñëw université ñu déparé fa dem place de l'Obélisque pour marche pour lépp pour aar suñu réew pour dëkk bi nga xamante ni moom la ñiy bëgg a taal ñu won leen askan wi àndul ak ñoom Sénégal àndul ak ñoom.
mu nekkoon kàddu yi Khalifa Gueye day nekk kon ki yore kàddu ko aar sunu réew di kuréel gu yees gu jóg ngir jàppal tànk meeru Guédiawaye bi lee di Aliou Sall ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-benn simili. King FM partout et nulle part ailleurs. tey di ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin atum 2019 àdduna wërngal këpp di ci màggal xeex dorog ak kon sinébar ñu daal di koy doore kon ak lëñbët rapport bi ca jëm te ONU DC daal di koy def. ñoom nag génne nañu ko di xamle rek ne lii di consommation drogue waaye itamit jàllale gi ñu koy jàllale ma ngay gën di yokk bu baax a baax te ñi koy gën di jëfandikoo moom mooy di ndaw ñi lii di cocaïne ak opium nag moom mooy drogue yi nga xamante ne jamono ji nit ñi moom la ñuy daal di gën a jëfandikoo waaye nag am na ay yenn garab yoo xamante ne jamono ji li dañu koy daal di jënd ngir rek di ko jëfandikoo comme drogue waaye nag jamono ji ba tey rek xamuñu ordonnance yooyu le fan lay jógee Kumba Ba moo ñu defar rapport bi ni mel. bu ñu sukkandikoo ci rapport ONUDC bi ñeel wàllu consommation drogue ci àdduna bi bokk na ci lii di gën a lor doomu aadama yi ñu bëri ci ñoom sax mu leen di faat ci lim juróom-ñaar fukk ak juróom-benn doomu aadama ci téeméer yoo jël dañ ciy faatu rawatina ñi nga xam ne dañuy amee lii di ay opioïdes li koy joxe di jël ay garab yu ñuy fajoo jël ci quantité bu bëri ngir drogué woo ko rapport bi dikkaat na it ci réewu Afrique ak Asie ni nu gën a fësee ci wàllu trafic ak consommation cocaïne conclusion bi le rapport dafa wane ba tey ni atum 2018 marché bi ñeel wàllu drogue dafa gën a ñoŋ production cocaïne ak opium ñoom yegg ci record yoo xamante ni bii kenn mësu koo xalaat loolu du def lu dul gën a jafeel liggéeyu kuréel yu mel ni ñoom tey xeex wàllum consommation drogue ak trafic bi ci àdduna bi bu weesoo héroïne ak cocaïne bi nga xam ne ñu ngi ci marché bi ba tey am na yeneen substance yu ci yokku ñu tuddee leen ay substance psychoactive nga xam ne li koy joxe ay garab la yu ñu jëlee ci pharmacie yi waaye ba tey xamaguñu ñan ñooy bind yooyu garab di ko jox askan wi ngir ñu koy drogué woo cannabis nag moom mooy drogue bi nga xam ne moom la ndaw yi gën a taamu rapport bi loolu la wane te consommation drogue boobu sax ñi muy gën a lor ndaw ñooñu la rawatina adolescent yi fukki at ak ñaar jàpp fukki at ak juróom-ñaar muy période boo xam ni bu ci ndaw bi xësee ba tàmbali jëfandikoo drogue ngir ñu génnewaat ko ci lu jafe lay doon ñu ëpp nag ci ñii di jëfandikoo drogue ay góor lañu jigéen ñi naam dinañ ci faral di jël waaye bariwul te lu ci ëpp ay jafe-jafe àdduna moom moo leen ciy dugal ci xayma boo jëlee juróomi doomu aadama yuy jëfandikoo drogue kenn rek moom moo ci faral di nekk jigéen consommation drogue nag dafa gën a fës ci réewu Afrique sow jant yi yu ci mel ni Sénégal li koy waral nag ay jafe-jafe ak ñàkkum koom ci lëkkaloo jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gi-yaram ak ONUDC fi ci Sénégal fi ñu gën a fas yéene teg seen loxo mooy teg benn système d'information ngir am xibaar yépp ñeel wàllu consommation ak drogue bi naka lay duggee ci dëkk bi ak fu muy jaar Kumba Ba ci mbir moomee la ñuy des ba tey mu mel ni tamit fii ci réewum Sénégal jëfandikoo gi kenn demul ñu des ba tax na rek askan wi nag di yëkkati ay kàddu jëm ci li ni mel ndaxte rek jëfandikoo gi ñuy jëfandikoo drogue tax na rek ba ndaw ñi jamono ji ñuy dugg ci wàllum agression wala di def naka sudut noonu ba tax na rek ñi ñuy joxañ baaraamu tuuma moom moo di waajur yi ak autorité yi ndax jàpp nañ ne ñoom ñile rek ñoom ñoo tax ba li nga xamante ni moom moo di drogue bi di gën a am doole fii la ci Sénégal nanu déglu micro trottoir bi nga xamante ni ma jaxate sax moo ko def. fu mu toll nii jeunesse bi fu mu toll nii gënal gi yëpp liggéeyatuñu dañuy taxawaale si koñ bi nangatuñu xëy xam nga et puis ñàkk xëy bi aussi mën na waral ñuy def lii aussi drogue bi nag ñoom ñu ngi koy jël 100% si la jeunesse tout yëpp da ngay xool benn couloir gis benn booy ndaw à l'âge de 18 ans toog yor ay bagages am di def lu mu warul def. gis nañ ni conséquences yi dafa gën a tar parce que gis nañ ñu bëri léegi dañuy am ay problème bopp affaire yooyu te loolu consommation drogue moo koy waral quoi lu si gën a bëri waaw. trafic bi nag les trafiquants ñooñu la ñu war a interpeller loolu la ñu war a lay xeex mais pas on prend dans les prisons on trouve plein de gens yu nga xam ne affaire benn juin ay on a trouvé des affaires un peu de moisissure sur leur poche machin et on les coffre alors que bon ça ne fait que gangréner le banditisme. état bi lu mu waroon jëkk a def mooy fexe ba ñu koy defar ak fu ñu koy jëlee ñu tere ko parce que gis nañ ni fii bu dee yamba moom fii lañ koy béyee mais drogue moom xam naa ne moom du fii lañ koy jëlee waaw mais yamba bi aussi gis nañ ci zone yi surtout ay zone Casamance ak zone Sine Saloum yooyu foofu lañ koy gën a béyee donc état bu defee lu ko war moom xam naa ne moom dinañ xaw a tani tuuti. pour man responsable parents yi la aussi ñàkk liggéey bi mu waral na loolu xam nga su amul jot mais c'est que yaa ngi dëkk si dara doo tal lekk si dara mais jeunesse bi il faut parents yi aussi teg leen si yoon.
mu nekkoon xalaatum ñenn ci askan wi jëmale ko ci seen njàqare jëm ci kon jëfandikoo ci wàllum drogue bi ñeneen ñoo xam si itam taxaw nan ngir xeex ko mooy centre Jacques Chirac ba nekk ca caaro yi. ñoom nag foofee dañuy daal di fàcc xale yi nga xamante ne dañuy jëfandikoo drogue waaye itamit di ko daal di xeex ndax jàpp nañ ne loolee amut lu baax mënut a jur itam li nga xamante ne rek moom mooy li gën ci ndaw ñi ba tax na kii di coordonnateur bu centre ba di Cheikh Diop daal di nay indi ay leeral ci li nga xamante ne rek moom moo di seen activité reportage bi Ndeye Mati Dia moo ko def. bare na ndaw yuy jëfandikoo sinébar ba mu mujjee doon feebar ci ñoom mu am itam ay bërëb yu jug ngir jàppale leen ñu génn ci centre Jacques Chirac ba nekkee ca Caaroy di benn ci ñoom coordonnateur centre bi li di wuyoo ci turu Cheikh Diop di kaat ci seenum liggéey te muy xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu drogue xeex lépp loo xam ne day yàq ndaw ñi di dugal ci ay criminalité ci ëpp moom mbiru drogue moo leen fi ant drogue yi nga xam ne moom lañ gën a ràññee li ñuy wax yamba am na sax ñuy jël leneen alcool jakarta yi ñuy wax yeneen xeetu alcool même yeneen drogue yi mel ni héroïne mel ni cocaïne at bi ñu génn nii rek doon def suñu bilan lu jege juróom fukki nit recevoir lañ leen ci année bi ñoo xam ne lu mel noonu lañ doon jëfandikoo. Cheikh Diop gis ne seenum liggéey dafa laale ak li mën a andi ñaawteef ak rey yu bari yi ñu nemmeeku ci jamono ji rey yu bari ci dëkk bi ak façon rey loo xam ne vraiment ñun ñëpp am nañ ci yëg-yëg ñun nag liggéey bi ñu dafay laale ak loolu jàpp nañ ne drogue mën na dugal nit ci lu mel noonu xëy na ñi koy def ñàkkut aussi bañ koy def ñu jël loo xam ne taxali na leen ak seen sago parce que ñu jàpp nañ ne am na mbir yoo xam ne bu nekk ak sago du ko def tey leer na ne drogue moom mën na yóbbu nit ki mu def ñaawteef yu toll ni faat nit ak ci yenn anam. nguur gi moo ngi ñuy jàppale wante bu gënee mën a yokk loxoom itam ñu jël li le nag di kàdduy Cheikh Diop ba tey. santé bi doo ko taxaw yàlla état bi doon nañu jàppale at bu nekk doon nañu jox subvention ñuy def liggéey bu mel ni jamono yi passé nag toll na benn jamono boo xam ne nag loolu xawoon na wàññee mu nga xam ne xëy na yenn jafe-jafe yi sax amoon nañu ci centre bi bu ñu nekkuloon en partenariat ak yenn organisation yu mel ni xëy na waa ANCS doon nañu am yenn jafe-jafe yi mais ba léegi ministère intérieur loxoom jógu dañuy ñaan jàppale bi gën a am solo. xeex drogue ak gindi ñi ci sóobu ba noppi moo jur ki fi nekkoon njiitub réew di Abdoul Diouf ak Jacques Chirac di ji centre Jacques Chirac bile février ñaar fukki fan ak ñett ci atum 1995. Ndeye Mati Dia Midi Culture 12h12. mbàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yégle ak ñun ci studio bi Koumba Ba maa ngi lay nuyu. fay naa la Serigne Saliou di nuyu kati ak auditeur yu King FM. maa ngi lay fay Koumba Ba dañuy koy tàmbale rek foofule ca Gambie ab l'enquête bi nga xamante ne waa Human Rights Watch nag def nañu ko kii di ki fi nekkoon président gambien di Yaya Jammeh jamono ji li liñ koy jiiñ moom moo di mbirum viol. ay accusation yoo xam ne ni nga ko waxee Human Rights Watch publié na ko tey jii ci àllarba ji gannaaw at ak genn wàll bi ñu doon amal ab enquête ñoom organisation bi tuuma yooyu lañ teg ci kaw Yaya Jammeh nee nañ da doon def kon ay violence sexuelle moom mi fi nekkoon njiitu réewu Gambie te jiite dëkk ba sax ñaar fukki at ak ñaar ca gannaaw sa nag ñoom ci lañ def kon bile enquête nee nañ kon am na ay jigéen ñoo xamante ne bi moom ab système am la tegoon di jël jigéen ñi daal di def ak ñoom lu ko neex loolu lañ xamle ba sax ci bile rapport ñoom xamle nañ ne ñetti jigéen yoo xam ne ay victime Yaya Jammeh lañ ñoom jot nañ def ay témoignage indi ay seede ne loolu am la am na sax ci ay jegeñaaleem ñoo xam ne tamit dem nañ seeti Human Rights Watch ñoom tamit daal di dëggal loo yooyu mbir. présidentielle foofule ca Mauritanie ñaari candidat yu fite ci ku jega jamono ji déposé nañu ab recours. Sidi Mohamed Ould Boubacar ak Biram Daha Abaid ñoom kon def nañ seen recours ñu ngi ko jébbal nag conseil constitutionnel démb lañ ko def li ñuy sàkku mooy ñu neenal maanaam annuler élection yi nga xam ne ci la ñu génn élection présidentielle yooyu nga xam ne sax moom moo fal Mohamed Ould Ghazouani nga xam ne 52% yu voix la am bu ñu sukkandikoo ci résultat provisoire yi nga xam ne conseil constitutionnel boobu ba tey moom moo ko def ñaari candidat yooyu nag ñoom ñoo jël 2e ak 3e ci yooyu la élection yu ñuy sàkku ñu neenal ko. Amnesty International moom ONG bi nag jamono ji njàqare la wone ndax nee na dafa tiit ci ëllëgu réew Mauritanie ginnaaw yi la élection. Total nag la ñuy jeexalee jamono ji seen projet pétrolier foofule ca Ouganda am na ay ONG yu taxaw te mu ne du am. juróom benn ONG la ñoom nag ñu ne dàquñu benn yoon topp géant pétrolier bi fekk baax ci réewu France di Total ndax nee nañ wàccoowul benn yoon ak yoon yi ñu teg ngir wàllu exploitation ñeel pétrole ñoom multinationale française yi dañu am devoir de vigilance waaye seetu nañu Total nanguwul benn yoon wàccoo ak yooyu les loi looloo tax ba ONG yooyu sax am na si ñoom yoo xam ne ñu ngi fekk baax ci réew bu France ñoom ak yeneen ONG yu juddoo foofu ca Ouganda ñoom nag ñoo àndandoo sumbu xeex ba ndax nee nañ li atteinte à
à l'environnement la maanaam baaxul benn yoon ci seen wàllu aalam bi waaye it xoqatal la boo xam ni réewum France di Total ci seeni ay activités yu ñu fas yéene teg ci seen kaw kon fii la ñuy yemkat yi ci xibaaru biti réew yi tey. ngërëm ñeel na la bu baax a baax Kumba Ba doon faram fàcceel kon xibaaru biti réew yi tàggat yaram a ciy topp gannaaw bàkk bi lay doon. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi ñu tàmbalee ko kon wax ci Coupe d'Afrique bay am ca Égypte te jamono ji itam muy daw. Sénégal nag war naa dajeek équipe bi la di Algérie ni ki jeudi ba tax na kii di ministre des sports Matar Ba nag di xamle ne wóolu na ay gayndeem waaye itamit xamle it ni Sénégal dina daal di gagné équipe bi la di Algérie nanu ko teewlu. ñu jóge ci match bu am solo nag ñu gagné ko muy suñ premier match di aborder deuxième match war a dajeek équipe bi ñu jàpp ne mun na diiroog mbagg Sénégal ci biir poule bi te loolu nag ay théorie la waaye li ñuy def yëpp ci biir terrain bi la ñuy liggéey luy tax ñu war leen mun a gagné bu ñu dajee. justement match boobu na ko gisee ndax Algérie yi am nañ ko mel ni Sadio Mané si léegi. am nañu affaire bi du benn nit affaire bi collectif la c'est vrai que ñoom am nañ seen Mahrez am nañ suñ Sadio Mané mais am nañ suñ ñeneen mais li am solo mooy ñaari équipe yu technique bu ñu dajee képp ku bëgg football da ngay am cawarte ñëw seetaan jàpp nañ ne football bi dina nekk football bu technique waaye ba may gis leneen dama jàpp ne Sénégal mooy gagné Algérie. mi ngi noonu kon nekkoon kàddu yi jëwriñ ji sàlloo wàllum tàggat yaram di Makhtar Ba jamono ji mu nekk ca Égypte ngir jàppale kon gaynde yi ay kàddu Mamadou Ndiaye moo ko taataan ñu daal di wëyal kon xibaaru tàggat yaram yi wax ci li ñu duppee xibaaru Coupe d'Afrique bi. xibaaru Coupe d'Afrique yi la ñuy waxtaanee ni ki tey jii bi la yoon rek li ca gën a fës moom mooy ki nga xamante ne moom moo di Sadio Mané woote gi nga xamante ne mu ngi koy woo askanu Sénégal waaye itamit entretien bi ñu sekk ak sëñ Sey Yatmalo bi la rubrique nag kii di Papa Ma Jaxate sax moo koy def. dal leen ak jàmm ci seen juróom-benneeli numéro seen xibaaru Coupe d'Afrique. deuxième journée ci Coupe d'Afrique yi tey lay tàmbali ci groupe B bi Nigéria mooy tase ak Guinée ci groupe A bi Ouganda di laale ak Zimbabwe Égypte mi dalal compétition bi di jongante ak République démocratique bu Congo démb ñaari jongante yu mujj ci première journée bi ci groupe F bi la woon Cameroun mi yor raaya gi moo daan Guinée-Bissau ñaari bal ci dara Ghana ak Bénin daal di témboo ku nekk dugal sa morom ñaari but. seen xibaaru Coupe d'Afrique. gaynde yi ñu ngi waajal bu baax seen ñaareelu jongante seen digg ak Algérie bi war a am niki ëllëg ci ngoon Sadio Mané xamle ne noppi na ngir def ci kéemtalaay kàttanam daal di cay jaaree lancé ab message bu am solo askan wi. non match bi kay waajal nañ ko comme nuñ ko war a donc ñun kay jour ji rek la ñuy xaar def comme ni ñu ko daan defee et puis. def lépp pour gagner ni ma ko yàggee waxee ñun man moom je pense que équipe Sénégal yëpp la ñuy xaar en tout cas man daal def naa li ma war a def et puis préparer ni mu ko waral donc loolu xam naa beneen bonus la pour équipe xanaa beeg comme yéen rek beeg si joueur et puis joxe nañ lépp liñ macha allah def nañu match yu baax et puis dominer nañ match yëpp et puis ñu créer occasion yoo xamante ni bon mais sinon je pense que voilà on s'est bien entraîné malgré c'était un peu dur mais c'est normal on n'a pas joué ça fait un beau temps et puis maintenant on est prêt franchement on est prêt. Donc, bon, le message que j'ai à lancer au peuple sénégalais, comme d'habitude, c'est que ça ne sera pas facile, mais il faut juste nous supporter. Je pense que, bien sûr, il faut critiquer, mais après, il faut que ça nous serve de leçon et qui va nous avancer. La coupe, je pense que notre objectif, c'est de gagner la coupe. Et puis, je pense que là, on est bien parti. On a besoin de tout le monde, tout le Sénégal, même les petits-enfants. Votre prière nous sera vraiment utile. Et donc, on compte sur vous. Et puis, yéen ñëpp daal. seen xibaaru Coupe d'Afrique di dalal tey Sensei Yatmalo nekk 6e dan karaté di jàngale discipline boobu it doon animateur émission arts martiaux ci télévision nationale. Sensei Yatmalo Coupe d'Afrique bi ñu ngi ci actuellement mu ngi amee ci Égypte Sénégal di ci bokk nan ngay dundee Coupe d'Afrique bi. avec beaucoup de sérénité boo xamee sport wala di pratiquer sport dafa am moment yoo xam ne dañ koy xaar xam nga avant match bi jot Sénégal am na chance su jouer après le pays organisateur buñ ko foofu Égypte ba mu démarré
pare xam nga loolu nga toog di seetaan da lay wan déjà dimension compétition bi ci conditions yi daal la vivre vraiment première journée Coupe d'Afrique des Nations am si mbégte loolu di féliciter ñoom Aliou Cissé di féliciter boy yi di encourager Sadio Mané bi nga xam ne certainement dina dugg jeudi incha allah. tey su ma la laajoon benn souvenir wala benn anecdote ci Coupe d'Afrique boo xam ne marqué na la lan lay doon. bon Coupe d'Afrique yi nga xam ne marqué na ma nag bëri nañu am na Coupe d'Afrique yu bëri yoo marqué am na yoo xam ne ay Asmara marqué na ma bon j'étais encore très jeune booba dama daan football booba ay j'étais minime defe naa mais Asmara dafa marqué boobu ak ñoom Amady Thiam ñoom Yérim Diagne ñoom Petit Gueye El Hadji Malick Sy Souris ak bi nga xamee ne dañ ñoo nax gagné ñu ci gañ boo xam ne dañ ñoo yóbbu ni ñu koy waxati beneen match d'appui en Espagne c'était contre la Tunisie xaw ma contre le Maroc j'oublie boobu marqué na ma du ma ko fàtte jamais beneen bi mooy Caire 86. Sensei ndax mën nga ñu wax kan moo dugal premier but Coupe d'Afrique bi. alors premier but Coupe d'Afrique bi Trezeguet moo ko dugal bu Égypte te égyptiens yi tamit ils ont souffert avant de marquer ce but là ils ont souffert. 4-4-2 c'est la tactique. lii lañ leen indiloon ci seen xibaaru Coupe d'Afrique numéro 6 dig leen daje ëllëg incha allah. Hello la famille African Unit. ngërëm ñeel na la Pape Madiakhaté Sarr ñu jàll ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te wóor. ñu tàmbale kooku Thione Ballago Seck mi doon amal janloog taskatu xibaar yi ni kii démb ca Mbour Géej. ba tax na rek moom leader bu Ramadan daal dina dellu si waat ci projet bi nga xamante ne moom la dippee CEDEAO au cœur boo xamante ne rek mu nga cay regroupé lu tolloog ñetti téeméer ak juróom fukk ñaar baat yoo xamante ne rek ku ci nekk daal dinay am ñetti wéy yoo xamante ne yaa ko moomal sa bopp mu nekk benn projet boo xamante ne rek jàpp na ni kii di njiital réew mi Macky Sall war na cee bàyyi xel bu baax a baax nañ teewlu Thione Seck. bu dee Sénégal li ma enregistré gum ci artiste bi ñuy mujjee def décompte bi 352 la woon et puis nag le Sénégal est gorgé de talent inconnu. Youssou Ndour, Baba Maal, Omar Pène, Ismaël Lo, Coumba Gawlo Kiné Lam ñooñu ñooy mujjee woy dama bëgg ci ñoom képp ku ci woy da ngay nekk le parrain de l'album. Comme le président a reconnu que ne projet bi fier na ci il m'a promis que gouvernement bu Sénégal dina ci dugal loxoom xaw ma nag ba ban auteur le quatrième pouvoir yéen c'est yàlla buñ la bëggee daaneel noo xoolal jël bu ngand liñ lay dóor nga daan soo waxee mu naan j'ai fait mon job foofu lañ koy teg. mu nekkoon kàddu yi Thione Ballago Seck ñu wax kon ci festival hip hop bay am kon ca diwaanu Rosso. ba tax na rek ay artistes rappeurs yu bëri nag ña nga ca foofee ngir amal rek bile festival ci programme bi nag dina am ay séance de production yoo xamante ne rek ci wàllum vidéographie nag la ñuy yëngu wàllub musique yi tamit danañ ko fa gis waaye itamit ay conférence yoo xamante ne dañu koy daal di ubbil askan wa féete ca foofee kii di Momini Ba nekk directeur artistique bu festival bi mu ngi ci micro di Festival 2A sur Rosso démarré na depuis le 20, 21, 22 dañ doon def ay formation vidéographie infographie ak yu demee noonu ak musique assistée par ordinateur donc tey on est le 26 dañuy def benn conférence de presse di ci rajo Dunia bu Richard Toll à 16h du soir vers 17h ñu def benn conférence publique à la mairie de Rosso Sénégal ànd ci ak professeur Abdoulaye Niang ak B-Boy et que à partir de demain mooy le 27 28 29 ñu def 2 grands concerts consécutifs 27 28 sur place publique bu Rosso Sénégal et que le samedi ñu defee ko ci maison des cultures urbaines bu Rosso Sénégal mooy concert de clôture bi. mi ngi noonu kon nekkoon ki nga xam si moo di Momina Ba nekk ci directeur artistique bi rawatina kon festival hip hop bay am ca diwaanu Rosso ñu daal di jàll kon ci pàcc bi nu jagle laa daak cosaan ba tey wax ci li nu duppee ndëpp nag doon loo xamante ne rek dana ko nemmeeku ca communauté lébu mu nekk ab pratique goo xamante ne rek am na ñoo xamante ne nanguwuñu ko donte yenn guérisseurs yi nga xamante ne rek moom mooy fajkat yi nekk ci wàllum aada ak cosaan ñoom jàpp nañ ne doon na lu am solo reportage bi nag ki nga xamante ne moo ko def moo di Fatou Sow. ndëpp nag di ab fajub cosaan bu ñu ràññee ci lébu yi ñu koy amalee ci benn bayal tëgg woy fecci doon la koy gunge fajkatu aada bi di wuyoo ci turu Mouhamed Ndiaye di ñu xamleel ak lii di ndëpp. baatab olof la mooy nëpp mooy nga tëral mbir dara muur ko ba mu tàng si biir xale bu daa ŋas dañ ko daa muur siri rabal ne nañ ko nëpp mais olof moo yaaxu ne ndëpp waaw ndax dañ lay tëral nag bi wala tëral bëy bi sàngalax siri rabal pour tooke gi rab bi defoon si yow feebar bi mu transmettre ko si mala mi nga xam ne bu ñu rendee feebar bi day topp deret ji. ndëpp ñu koy defee si anam bu mystique waaye itam
culturel. au géwél bi mu foor derum moo xam der bu muy foore ak galan bu mu lay kiiwe ak bàkka yam lay bàkkal ñu daal di la tëral muur la daal di la sàng juróom-ñaari njoor wala fukki njoor ak ñaar daal di la laxas perkaal boobu nag bu ñu la koy laxas dañ la koy laxasaale ak 19 fatiha waaye dañuy takk ba yu tëral ko ba yu tëddee ñu tegal la njegenaay tëdd la ngeen couplé tëdd ñu daal di la laxas daal di leen sàng perkaal bi daal di jël njoor mu weex yow sëriñ bi yaay génn njoor mu weex daal di ko muur. donte bari nañ sax ñu leen di diingat ci ndëpp gi waaye ñi ngi wëyal di ko def ngir aax ñi xab di gàllankoor. ñàkk xam la dañu xamul kuy wax dafa xaraam xamuloo xam nga lu xaraam li yàlla xaraamal. ni rab di jàppe nit nag ñu war kaa ndëppal dafay fekk man samay maam ñoo pacte woon pacte ak rab yi. cosaan la bu yàgg lébu yi di ko amal ngir rekk yëkkati ñi xab sonal ba sax di leen tëral. ngërëm ñeel na la bu baax a baax Fatou Sow doon dellu si waat kon ci cosaanul ndëpp Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamaleel kon ak Charles Foster. mu bokk nag ci artistes yi nga xamante ne ñoom ñoo marqué lii di théâtre file ci Sénégal waaye jamono ji la rek mi ngi daal di ñaawlu li nga xamante ne moom mooy yenn ci production cinématographique yi ñuy gis rek ci télé yi file ci Sénégal ba tax na rek muy woo ñi nga xamante ne ñoom ñooy def li ni mel ngir ñu xoolaat seen liggéey portrait bi nag kii di Penda Badji moo ko def. boo ko gisee mu taxaw nga xam ni ab artiste la ca na muy solo mu njool lool ci taxawaay xaw a xereer sikkim ba sëkk lool weex tàll kooku moo di Charles Foster Sénégal ràññee ko ci ay théâtre yu mu daan def mu siiwoon lool ci jamono yu wees moo di La Bonne Particulière. Ah Fatou vraiment je t'adore Fatou. Pourquoi Gibbs? C'est naturel, c'est un homme. Pourquoi Fatou? mu doonoon théâtre bu lancé lool carrière am ñu bëri ràññee ko ci Charles Foster di fàttaliku anam ba mu bokkee ci boobule théâtre ak ci rôle ba mu ki doon joué di monsieur Kins. À l'époque Mamadou Bal moo engagé pour me jouer sur La Bonne Particulière. Mamadou Bal était le seul professionnel ci affaire au cinéma. ñu daan ëpp li ñuy produire foofee ca théâtre national Daniel Sorano mu doonoon ab bërëb bu nga xamante ni rendez-vous culturel yëpp foofu lañ ko daan amali coow dox jamono yile ci digganteem ak ña koy jiite Charles Foster di leen laaj ndàmpaayu retraitam. Direction Sorano ñoo ma amel xaalis jusqu'à présent ils m'ont pas donné toute ma pension de retraite et ils me payaient à compte-gouttes ma retraite et ce n'est pas normal. jamono ñu nekk ay série yu bëri dañuy faral di am ci télé yi ñenn ñu koy joué léeg saay duñu ay comédien mu nekk ab mbir bu Charles Foster di nakarlu tax ba muy ñaax ngir ñu xoolaat wàllu production yi. Je regarde peu théâtre parce que du théâtre du cinéma kenn xamul luy def du téléfilm alors loolu c'est extrêmement grave. artiste bi yamu ci ndax ma ngay xamle ni sax ci ay fan yuy néew bëgg na dajeek jëwriñ bi ñu dénk wàllub aada ak cosaan bu Sénégal ngir gën a mën a waxtaane jafe-jafe yi ñuy gis ci wàllub théâtre bile ak tamit lan moo war a doon taxawaay théâtre ëllëg ci Sénégal. ngërëm ñeel na la bu baax a baax Penda Badji doon faram-fàcceel kon nataal bi Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal Pape Diouf. Pape Diouf la ñuy dalal moom mi nga xamante ne rek moom moo génnee lii di Rakaju jamono jile rek daal dinay signé ak maison de production bi la di Universal Music mu nekk nag ab xibaar goo xamante ne neex na loolu jëm rek ci artiste bi ba tax na Nafissatou Dieye nag sekk nag moom waxtaan. dalati leen nag jàmm ci seen entretien du jour tey nag ñu fi dalal ki nga xamante ni moom moo di Pape Diouf Pape ñu ngi lay nuyu. Nafi maa ngi ziar. est-ce que mën nañu xam lan mooy processus signature bi ak Universal Music. lu ñu yàgg a togg la depuis 2011 ak suma rak Matar Diop Subatel boobu presque Subatel sax amagul quoi donc yoon wi nag gudd na ba ñu egsi fii tey dalee ci cas pour dugg Universal mais incha allahu rabbi dinañ ko su ñëwee dinañ ko càmbar dinañ ko toj. Universal Music nekk label de production musicale bu mag est-ce que conscient nga ci ni mu mënee yokku dara ci sa carrière musicale. nit kuy liggéey rek avancement nga bëgg donc li naan def lu bari wax lu ndaw ñun suñu bët jàll na dépassé na Universal parce que réussite liggéey rek moo koy maye te loolu moom gëm nañ ko parce que fi ñu dooree dara amu fa dama doon wax naan dama
damay faral di wax naan sax ñun dañ naan loo am joxe ko ma ne leen bu jeexee rek ma sant yàlla. mën nañu xam lan mooy perspective yi ci nar a toftalu gannaaw album bi nga mujjee génne est-ce que da nga fas yéene génne beneen album ak Universal Music wala jamono ji ñu toll da ngeen nekk rek ci ay procédure de signature. ñi ngi préparé benn conférence de presse bu am solo incha allahu rabbi bu ñu ñëwee Sénégal dinañ ko def laataa ñuy dem suñu tournée américaine di leen xamal ni nag mbir mi daal waa Sénégal ñoo ko moom et que le meilleur reste à venir. Pape ñu ngi lay gërëm bu baax nga nekkoon suñu invité bu tey ci Midi Culture. mi ngi noonu kon ngërëm ñeel la bu baax a baax tamit Nafi mi nu doon dalal kon gànnu ko Midi Culture tey ñu doon dalal Pape Diouf Midi Culture kon kat yi ñu jeexale ak wàllu musique. wàllu musique la ñuy jeexale ni ki démb rek ñu ngi doon màggal fukki at yi nga xamante ni Michael Jackson daal di ne génn àddina ba tax na bi la yoon nag woy bi ñu leen jagleel moom moo di We Are The World